mbokk yi ak xarit ñu leen jaajëfal si teewlu bi di leen gërëm di leen sant ñu am mbégte dellusiwaat ak yéen ci seen biir émission face to face di leen gërëm bu baax a baax si teewlu bi tey nag ñu am mbégte dalalaat kenn si actionnaire u émission bi muy honorable député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly di honorable député bu parti politique bi di Bokk Gis Gis président Pape Diop doon leader ba su ma nee actionnaire nag yéen xam ngeen ko yéen ñi topp émission bi mooy ñi nga xam ne à tout moment bu ko actualité laajee rek ñu ñëw fi mën nañ ñëw tey bu subaa tamit ginnaaw suba tamit mu ñëwaat rek loolu ñoom lañ ko jaglee ñoom actionnaire émission bi tey nag sama invité nu prier ko ci bi émission ndax yëngu-yëngu jamono nu actualité bi moom it mu am nu mu taxawee ci actualité bi ñu bëgg comprendre lenn ci ay action ak yi ni mel honorable député ginnaaw ba ma la nuyoo gërëm la sant la ci ni nga nanguwaatee sunu invitation nu bàyyi la nga nuyoo mbokk yi lay teewlu di la seetaan. jërëjëf Aïssatou maa ngi lay fay bu baax di am mbégte encore di ñëwaat ci émission bu am solo bi nga xamante ni askan wi yëpp heure bu jotee rek ñoom ñëpp ñoo koy seetaanandoo ngir am solo goo xam am na ko solo di la sant encore chaque jour opportunité bi ñuy may pour que ñu mën a wax ak askan wi ci li nga xamante ni maanaam mooy actualité ak seen i jafe-jafe ak li nga xamante fa lañ war a teg seen tànk pour mën a dem di nuyu kilifa diine yëpp di nuyu aussi kilifa aada yi di tàmbale sama cant ak sama ñaan jëme ko si xalifa général des mourides mu yàgg fi te wér ak mboolem njabootu si Ahmadou Bamba gi di nuyu aussi tamit bu baax a baax ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ñuy seetaan ci Télé Futurs Médias di nuyu tamit seen kilifa gi di Youssou Ndour nekk sama xarit alors honorable amul taxaw nag ñu xuus rek dooree ko ak tiis mi dal ci kaw Sénégal muy génn àdduna doyen des juges Samba Sall dëgg yàlla man personnellement lu ma touché la ndax mosuma ko xam dama dégg turam rek laa miin ñu nekkoon sénégalais yëpp donc mu wàññeeku fi ñu jébbal sunu njaal famille am ay mbokkam d'abord mi famille biologique am ak tamit nag cette grande famille judiciaire mooy képp koo xam ne rek yaa ngi nekk ci tribunaux yi moo xam nga bokk ci administration bi wala nga nekk ci avocat wala magistrat ñu koy dëgg-dëgg di ko dénk sunu borom bi di ñaan yàlla mu teeru ko àjjana firdawsi yi donc foofu honorable li ma la fa bëgg première question bi rek li ma si bëgg a laaj mooy dafa am lu ñu seetlu ba doyen des juges génne àddina Samba Sall ñu bëri dafa ñaawlu mooy ñi nekk ci réseaux sociaux yi mel ne ku kontaan ci pour la première fois man personnellement maa ngi doo gis lu mel noonu ndax dama jàpp ne ci wàllu àdduna ci ay politique ak yooyu bu nit mu ngeen am ay réeroo ay jafe-jafe mais bu xasee faatu moom bu xasee ba taxaw rek foofu dañu ñaan noonoo amatu fa adversité amatu fa xel yëpp dañuy delluwaat si yàlla du ñaanal waayu dawda bi yàlla sunu borom bi teeru ko waaye lu ñu gis si génnum àdduna bi moo ñu nekk ci réseaux sociaux di jubilé naan àq di wa ko yóbbu ak xonwu di wa ko yóbbu ak yu ni mel loolu kilifa diina bi nga doon balaa may wax nag sénégalais bi wala boog may wax député bi wala homme politique bi ban jàngat nga si mën a am. surtout laaj nga ma laaj bu am solo di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di ko tàmbalee nag si ñi njëkk a faatu mu toll ci fukki doomu aadama ak ñeent ci événement bi nga xamante ni le 3 mars woon wala 5 mars ginnaaw bu ñu jëlee suñu njaal comme ni ñu ko doon defee rek fu ñu toog pour jébbal ko askan bi yëpp jébbal ko tamit seeni mbokk di la ñaan yàlla xar leen àjjana ndax àddina moom li fi am solo mooy kenn ku nekk da ngay dem sa morom ñëw te kenn ku nekk xamoo kañ lay doon kon lu si mën doon mooy lu ñëw rek dañuy xam ne yàlla moo ko dogal doyen des juges Samba Sall man xam naa ko bu baax sama xarit la xam naa ko jaxasoo noonu avant muy nekk doyen des juges yàlla dogal na bu mu nekkee doyen des juges malgré que bëriwuma ay
tànk ci bureau ndax ku ne xam na ni am na loo xamante ni ba fa xasee nekk nit sa nit doo ko seene benn seene bi loolu moo waral waaye duñ mën lu du jaale ko aussi Sénégal jaale ko ay bokkam di am rek naxar ndax tey ji Sénégal ñàkk nañ koo xamante ni ku màgg la ci justice koo xamante ni si liggéey na fi liggéey boo xamante ni àddina sépp gis nañu ko nit nag da ngay liggéey boo xam ñii dañ naan liggéey bi baax na ñii ni liggéey baaxul mais yow mi nga xamante yow yaa ko liggéey sa diggante ak yàlla rek moom nga si doon seen ndax xamoon na ni jàppoon naa ni bàyyi woon na xel bis bi ndax bis bi xamoon na ni yàgg-yàgg dana ñëw si moom kon nag suñu njaal ak suñu ñaan daal ñu ngi koy jagleel di ko ñaan yàlla suuf woyof si kawam te xam ni lépp lu mu jëfoon si lu baax yàlla na ko sama borom fay lu mu jëfoon tamit ci du noonu yàlla na ko sama borom jéggal teg di wax ni aussi tamit loolu nga wax xam nga kenn ku nekk fi sa xel toll ak sa xalaat rek fa ngay waxee ndax jàpp naa ni dee moom kenn ku nekk bu xooloon ci yow wala mu xool sa waajur wala sa maam doo ko yéene kenn wala bu amee ngay nekk di cible wala yooyu loolu man dama koy ñaawal di ko naqal mais xam nga réseaux sociaux yi moom kenn ku nekk ak ni xelam toll rek noonu lay doxale en tout cas ñun duñu ko mën a rafetlu benn yoon yàlla moo ko jël si ëllëg mën a jël keneen xamul ku mën di doon ndax yàlla moom xamul borom daraja xamul borom barke xamul tamit kilifa ku matal rek dem comme matal na dem na ëllëg keneen ki si topp ñun ñi kenn xamu ko ñiy xëcc pour 2024 ñiy xëcc pour 2022 ñiy xëcc pour 2021 élection locale yi kenn xamul que da nga ko fekk wala doo ko fekk kon jàpp naa ni loolu rek moom laay si wax mooy ñaw na daal ñi nga xamante ni moo nekk suuso di ko wax ak di tuumaal ay nit naan ay àqu diw non non loolu lépp dara amu si yàlla moo ko bindoon ba mu koy bind tàgguwul Samba tàgguwul Demba yàlla moo ko jël bi ñu ko jël tàgguwul Samba tàgguwul Demba jël na ko ñu ko ñaan Sénégal yëpp yàlla yërëm ko te xare ko àjjana. amiin yaa rabbi alors honorable ñu dugg nag ci xolu émission bi ñëw ak nguuru Sénégal mi nga xam ne dajaloon nañu ak journaliste bi ci ay bés bi ñu nekk ñoom itam daal di joxe seen position ci xew-xew yi nga junj léegi. muy yëfi amoon ci ndorteelu weeru mars te am ay bakkan yu ci loru ñoom nag ñu annoncé ne daal dinañu teg benn kuréel goo xam ne dafay saytu bakkan yooyu faatu ci yan anam kat moo ko def ak nu mu demee yu ni mel pour daal lumière ba am foofa mu am nag ñoo xam ne dañ jàpp ne loolu lu baax la waaye tamit dañ ko waroon dañu waroon njëkk a dem directement ci justice moo gën a gaaw dem di jaar ci ay commission yu ni mel foofu tam bëggoon naa xam. waaw li ma ci wax mooy benn dèjà dama ko ñaawlu ndax dèjà ba ñu ko war a def defuñu ko. xam nga nit moom bu fekkee da nga war a def dara defuloo ko. heure boo ko defee te def bu fekk waasu na daanaka dootu amati xorom surtout que mu jóge ci kàddu ñi nga xamante ni fa la jógee te ñooñu ku ne xam li def ci réew mi xam nga li am solo mooy nit ku nekk sa waxi démb ak sa jëfi tey ba xam méngoo na wala méngoowul bu fekkee méngoo na nga xam nit nga bu fekkee méngoo nga xam ne kooku du nit te yaakaar na ñu toogoon foofu doon wax kenn ku nekk la nga waxoon démb ñi moo ko waxaat tey kon jàpp naa ne am na loo xamante ni manqué na ci ñoom di wax ni commission bi lu mu yeex ñun loolu lañ doon séntu ndax dapp naa ni lu mat fukki doomu aadama ak ñeent waruñu faatu ñu bàyyi ko noonu li ko waroon a gën a leeral nag mooy yoon mais jàpp na ni comme yoon ñoom seen jëm bopp xam na ni peut-être yoon ni muy doxee nekku loo xamante lu am indépendant la moo tax ñoom ñu bëgg see dugalaat seen loxo ndax mbir moo xamante ne yoon moo ko war a enquête moo ko war a xool kenn ku nekk ki faatu ak ki la rey ak fu ñu la faate def ay autopsie yoon jël ko jébbal ko ñoom ko war a jébbal bu fekkee ñoom dañoo bëgg bàyyi fee yoon bëgg taxawal beneen commission moo lay wan ne la yoon bi nga xamante ne mooy justice ni mu war a taxawul noonu kon yaakaar naa loolu rek moom lañ si ñaawlu di wax aussi tamit loolu bu ñu ko jël rek yamale ko ci ñi nga xamante ni jàpp na ni chaque jour ko dañuy nekk di sarsi diw di sarsi diw ndax mbir mi du mbirum diw du mbirum sàmba il faut que ñu jàngat profond lan moo xewoon xam dëgg lan moo waral li am xam tamit dëgg lan moo waral nekk si biir ak ñi rey lan li moo leen rey loolu lépp ñu mën ko leer loolu nag commission indépendante am na solo mais aussi commission indépendante boobu bu mu nekk ñoo xamante ni dafa jóge rek si nguur gi man la ma jàpp mooy bu loolu dee am na nekk fukki nit ak juróom muy fukki membre ak juróomi membre yi na bokk opposition juróom yi nekk société civile juróom yi des nekk maanaam ci nguur gi bu ko defee muy fukki ak juróom ñoo xam ne dañuy tënk ci loo xamante ni lu transparent lay doon li ñuy wax tamit ñu wax ko seen diggante ak yàlla te nga xam ne askan wi ndax xam nga fi ñu toll ñoom xam na ni am na loo xam rëcc na leen léegi li leen dese mooy jëblisation yàq daru nit moo leen dese loolu moom fa lañ bëgg a dem te xam naa li si kaam rawali ba
yaa ngi wax léegi ne diabolisation ak yàq deru nit ci boobu leen ndaje ña fa toogoon di ñoom maître Sidiki Kaba ak mi nga xam ne mooy jëwriñ bi ñu dénk lépp lu aajo ci wàllu défense foofu tamit wax nañ fa setal nañu fa deru président Macky Sall ak nguuram ci jëye yooyu am mooy xew-xew yi ma la wax léegi et que ñoom dañ jàpp sax ne bu dee am na ku responsable ci yooya Ousmane Sonko moom mi nga xam ne bu yamoon ci dem wuyu ji convocation bi ko yoon tegoon ak jaar ca itinéraire ak yooyu xëy na amaana coow li du fa am. waaw xam nga dèjà li ma la wax léegi si tàmbali bi mooy dèjà ñoom ñu ngi bëgg a taxal kenn te demaguñ fenn xam nga kon commission dootu am njariñ li am mooy diw mooy responsable ak diw responsable pour man dafa teel xam nga ki nga xam moom lañ dénk suñu réew muy président Macky Sall jox ko à 2012 joxaat ko à 2019 bi ñu ko jox lan la wax dénk na la suñu sécurité dénk na la suñu alal ak li nga xam mooy suñu wér-gu-yaram loolu lépp dañu ko boole dénk ko lépp lu am ci réew mi ku nekk moom mooy responsabilité ndax moom mi nga xamante ne tey moo war a sàmm alalu askan wi moo war a sàmm wér-gu-yaramu askan jox leen ay dispensaires ak poste yu doy war leen tamit aar sécurité ba nga xamante ne kenn du leen mën a ñëw lor wala ñu faat leen kooku président de la république kese lañ ko jox joxuñu ko keneen léegi nag président de la république bi ñu ko joxee dafa jël ay ministères yoo xam ne kenn ku nekk am lu mu la dénk kon kenn ku nekk am na responsable ba nga xamante ni doon nga ko ci léegi nag kenn ku nekk est-ce que yow responsable bi nga si doon da nga ko ñimee tiré pour wane ni man lii laa si doon tekk naa sama ndooma tànk wala da nga bëgg a jël lépp nga yan ko ki nga xamante ni mooy le président Macky Sall wala nga jël ko yan ko benn opposition boo xamante ni peut-être que duñ ko tuumaal te li ñu ko tuumaal kenn xamagul ba xam moo def wala deful ndax yoon moo war a atte comme ñun ay julli lañu ñun fekki wuñu ñun li nga xam mën naa ko waat taxaw fii waat ko mooy giñ naa ci yàlla ni viol amul viol moom xam naa ni amul. mais na nga xam ne viol amul xam nga viol moom ndaw si jëm boppam ak ñi nga xam ñoo ne mooy wax nañ ni viol amul. léegi li si ndaw si nu mu ko waxee. non xam nga bu fekkente ne moom taxaw na ni léegi man maa ngi koy wax moom mu giñ ndax àndut ak man xam nga déjà dafa waroon ni maa ngi koy laaj mu giñ ndax violé wu ma. xam nga loolu lépp rek wax bu nekk dafa am lu. mais waxin la. waaw waxin bi xam nga waxin bu nekk dafa am nu ngi koy mën a tënkee du comprendre. moom bu nee. waaw bu nee léegi bu waaw ñu tegee mais viol. waaw xam nga néew xam nga dàqul viol. mais nit kon violé la ngay njëkk a wax mooy man dan ma violé maa ngi waat ci nangam nit dama violé fekkente ni violé wu ma nag taxaw waat ni moom violé wu ma. xam nga déjà loolu wax la pour nit ñi mën a comprendre. la ma lay wax rek mooy ñoom ban koy def xaw ma lu am. ñoo ko def wala defuñu ko kooku leeruma ndax fekkiwuma ko mais man li ma lislaam sant te digal ma ko da nga xam kilifa diine la ma wax mooy loolu pour mu am nga mën koo dëggal yow mii kilifa diine nekkul jullit da ngay am maanaam ay nit ñoo xamante ni mat na ñeent ñu ko fekk ñoo xam ñu maanu lay doon maanaam ànd gi il faut que maanaam pour ñun l'islam laa la wax de bu fekkente ni dañuy sukkandiku ci l'islam comme man na kilifa diine laa wax dëgg yàlla te man damay jiite sama diine li ma sant loolu mooy bu fekkente ni loolu gisuma ko def dama siy maanu googu moo waral mu taxaw mënuma taxaw ni am na mënuma taxaw ni amul mais viol moom man mën naa taxaw ni viol bi amul mais leen li sa nag moom leeruma foofu tamit nag da nga am fit moo tax wala foofu fit nga demee boobu. waaw mais xam nga day waxtu yàlla tax rek waaw. léegi quand même honorable bëgg naa la quand même dégg nga wax ma tamit sa xalaat ci lii mooy quand même xew-xew yi am début mars mooy xew-xew yi nga xam ne ba tey nit ñaa ngi koy ñaawul sañoo taxaw fii Sénégal de la seetaan déglu nga ne Ousmane Sonko amu ci benn part de responsabilité ndax wax nga léegi ne yow mun nga teggi thèse de viol waaye munoo taxaw fii teggi ne ànd ak wala ñàkk ànd amul ndax fekkee woo ko te loolu mooy maandu kon d'accord nga ne affaire privée la yëfu ñaari nit la ku góor ak ku jigéen ñoo seq lu ñu se kenn xamu ci dara ñoom ñaar ak yàlla ak xëy na suba bu ñu àggee tribunal mu war a leer mais ku jël yëfu affaire privée yóbbu ko ci yëfu politique taxaw mel ni ku woon nit ñi ne gën leen ngeen xeex mortal combat coow la am te mënoo fexe ba ne sa gaay bu kenn génn ci yëf bu kon bu doon sax 1% honorable est-ce que jàppoo ne Ousmane Sonko tamit am na ci part de responsable. nga man yóbbu ma Sénégalais yi te yàgg-yàgg damay dem wuy sama borom te du ma wax lu dëgg bu ci Ousmane Sonko amee responsable état Sénégal am na si responsable xam nga dafa am loo xamante ni il faut ñu partager ko. mooy kenn ku nekk dañ la tënk ci constitution la tënk. nga nekk citoyen. tout à fait am loo xamante ni li la yoon sant ci lii
boo ko defee lii moo la si war boo ko defee lii moo la si war man li ma njëkk a jàpp mooy bu fekkente ni tey dañoo xam ne nit ak citoyen la loo xam ne affaire privée la dañ ko régler problème privé te bañ si dugal problème politique. ndax ndax déglu ma rek ndax kenn ku nekk am na looy def di ko nëbb. kenn ku ne am na looy def di ko nëbb. léegi nag est-ce que moom ñu ko dugal pour mu wax politique pour ñu ni problème politique la est-ce que ñoom jàppuñu woon ne lii combat politique lañ ko mën a faagaagal la ci mel noonu. est-ce que moom jàpputoon aussi te ne lii da koy tourner ci combat politique pour que am li mu bëgg kenn ku nekk yaa xam na ko gisee. mais man li ma mën a wax mais man li ma mën a wax mooy ak sama xalaat li ma si xalaat mooy. bu fekkoonte ni Ousmane Sonko dañ ko convoqué ci yoon ki nga xamante mooy siis bi wax na junni malaanu kuraay ci yoon ñu taxawal commission ad hoc bi ci yoon dindi malaanu kuraayam ci yoon mu dem wuy ji ci yoon situation bi agsi fi du fa agsi il faut mu leer aussi li nga xamante ni moom la si état waroon def ko si mooy avant centrement di convoqué Ousmane Sonko dañoo waroon nekk ba laaj ñu dindi malaanu kuraay mooy première bi loolu mooy première erreur bi ndax tey foofu la communication bi tàmbalee ndax buñ xaaroon ba dindi malaanu kuraayam ñu woo ko suba du sañu dem wuy ci ñaareel bi boo jëlee constitution bi dafa am lu ñu tënk mooy suñu sart ndeyu réew dañu wax ni nit ku nekk am nga sañ-sañu liberté dox fu la neex wala nga wax loo bëgg a wax ba ci presse bi lépp ci article boobu sa la ko tënk bu fekkente ni dañ laa tënk loolu nag ngay dem yoon woola ngay dem di wuy ji yoon ginnaaw boo xamante ne yow dina sa malaanu kuraay te yow nee nga nañ ko dindee jaarul yoon man mi ma dem wax si ay kilifa diina dem wax si avocat am dem wax si opposition yi dem wax si ba mu ni day dem wuy ji yoon bu ñu ko xàllal fii ngay jaar wala fee ngay jaar. mais quand même ba tey foofu li nga wax xel mën na ko nangu waaye quand même bu jaar fii jaaree fële pour éviter coow ak bruit ak yooyu defe naa kooku. waaw mais xam nga tey li nga doon éviter li ko nit war na ko mën a xam nga li nga doon éviter tey ji li am moo gën a pire li nga doon éviter est-ce que moom bu jaaroon fi ñu ko doon jaarloo moom du fa fekk ay nervis yoo xam ne dañu koy attaquer pour rey ko coow lu nekk benn. est-ce que tey jii maanaam bu fekkente ni xam ngeen ni yéen fii bu fa la bëgg a jaar xam nga état xam mën naa xam lu nekk pourquoi yow mënoo def arrêté ci guddi gi nga ñëw nga waxam nga ne ko kat va bi bu heure sangam ba heure sangam interne ko fi jaar arrêté mën na ko def mais fekkente ni arrêté defu ko consomme may ko tënk ko amul lenn loo xam ne moo ko fa war a mën a tee jaar am na sañ-sañu jaar fa lan waroon def kay mooy encadré ko mu jaar fa dem wuy ji bu demee wuy ji yoon nag te diggante bi am leen lu si am te fi mu war a jaar na fa su boobaa dinañ responsable moom moo ko def mais nag nit ki mënoo ni ko fii nga war a jaar doo fi jaar fee ma la jaarloo fa ngay jaar te moom fa nga koy jaarloo moom mu jàpp ni bu fa demee am na lu ko fu mën a fekk moom tamit su boobaa du fa jaar. loolu mooy li nga xamante ni ñoom ñaar kenn ku nekk am nga si part de responsabilité muy état muy Ousmane Sonko am nga si part de responsabilité kenn ku nekk nag ak Sénégal yi nu ñu koy jàngate moom mooy li si am mais man miy wax ak yow tey bu ma yoon woon te dindiwul sax maladie grave du ma wuy ji. loolu moo am nga. voilà ndax man conseil moom protesté ni mu protesté ak Ousmane Sonko protesté ko Macky Sall ak ministère yi ndax benn ministre boo xamante ne tey am nga sañ-sañu ñëw assemblée nationale ñu woo la nga ñëw assemblée nationale te Macky Sall joxu la fa war doo ñëw. benn man ministre boo xamante ni sus ñu mën a ko woo wala procureur de la république te laajut avant le président de la république du am mais ñooñu yaakaar naa ñun ñi nga xamante ne dañoo fal askan wi tànn ñu comme ni ñu tànnee président Macky Sall ñun la war a gën a aar ci loolu. loolu lu xel mën a nangu la alors ba ci des honorable député est-ce que jàpp nga tamit ne Ousmane Sonko di kilifa gi mu doon homme politique mu doon. ak dayo bi mu am ci réew mi jàkkaarloo ak ku mel ne président Macky Sall dem ba ñëpp naan moom mooy opposant bu gën a mag jàkkaarloo ak président Macky Sall est-ce que mayewul boppam ci muy dem ci bërëb yu mel noonu bërëb ay salon de massage nga xam ne réew mi amuñu fi way war a fet ngay dem foofu naan da ngay maase ay xale yu ndaw de la maase est-ce que loolu nekkul loo xam ne lii yëpp mooy li ko waral te demu fa benn demu fa ñaari yoon ak beneen laaj dama ba ma boole waaloo ko rek mooy ndax yow sa bopp yow li Ousmane Sonko def di nga ko def dem mooy dem toog ci bërëb massage yooyu ñu lay massage di la dàmp xam nga Aïssatou maag Ousmane bokkuñu man dèjà damay jiite Sëñ Touba mii sama maam doo ko tëj politique bi bu politique toogee Sëñ Touba teew ma jël Sëñ Touba bàyyi politique Ousmane politique la am man sax su ko damay sàmm li ma sama diina sant la ma sa war a def te man ko moom laay def li nga xamante ni maanaam moom la mbirum politique
sant ci la ma sa war a def te man ko fa laa yem am na loo xamante ni sañu ma ko muy lan muy dem ci ay salon de massage wala dem ci ay béréb yoo xamante ne yu ñuy foye la aw ma sañ-sañ ndax dafa am ñoo xam ne dañuy topp sama ginnaaw te yaakaar ma ngi sëñ Tuubaa te loolu dafay nekk loo xamante ni même bu mu fi jógee samay sët ak samay doom dama leen ko fi bàyyi te loolu ndoonu boobu ñun yaakaaruma ni wala bëgguma ni dinaa jéem a yàq leen loo xamante ni lu fi sëriñ Tuubaa teg la woon pour que ñu mën a sàmm li nga xam mooy diina ji dèjà loolu duma ko def beneen bi mooy ñoom ñu koy def kenn ku nekk ci ñoom bu fekkee ne sa lislaam tere na la ko looy nëbb yàlla waroo ko mën bañ a nëbb doomu aadama comme ñoom kenn ku nekk peut-être que am nga xalaat pour ne yow war ngaa mën a dem fii ak loolu fa yóbbu boo fa demee loolu fa mën di yóbbu ak loolu fa mën dal yow yaay responsable bi ndax boo fa demutoon loolu da am mais nag la ko fa yóbbu moom mi nga xamante ni wax na ni lii moom fa yóbbu woon nan ko nangul la ko fa yóbbu woon ni lii moom fa yóbbu man de bu doon man du ma fa dem même bu ma feebaroon di faju du ma dem foofu noonu kon jàpp naa ni président Macky Sall mi nga xamante ni tey mooy njiitu réew mi la ma la wax mooy ak ministère yi kenn ku nekk tey jii xëy na yàlla am na fu mu la teg am na foo xamante ni xam nga ni boo fa demee tey dana am lu la dal même bu ñu la waxul lu la fa tuumaal yow yaa ko yóbbee sa bopp kon ngay moytu loolu tamit lu am solo la man la nga xam moom laa si jàngat rek mooy kilifa gu mu mën di doon dafa am foo xam ne fa nga mën a yem fa nga war a yem ak fi nga ni nga war a def ak lu wët def ndax am na ñoo xamante ni ay millions de personnes yoo xamante ni ñu ngi lay déglu ak ñu nekk sa ginnaaw te tamit bu dul dara aussi nga bañ a rusloo say waajur. waaw man nag honorable discours bi nga tenir nii man dama jàpp ne yéen ñi nga xam ne yéen mën nañu wax ne yéen a jegeñaale Ousmane Sonko yow ci yëf ya porté nga combat bi. oui kon man dama jàppoon ne quand même lu doon gën a jaadu mooy ngeen woo Ousmane Sonko quand même ci ruq ne ko wax dëgg fa yàlla jàmbaar li nga def woo ngeen reconnaître quand même cette première erreur là bu mu def erreur wala faute bi mu njëkk a def ngeen reconnaître ko comme ni ko ku mel ni Abdoulaye Wade njëkkay wax ne oyof boobu mais yéen defu leen ko yéen ñëw Aïssatou kan moo ñëw ba pare songu ba pare tamit da ngeen songaale carrément yéen ñëpp Adji Sarr jël toor bi yëpp sëf ko xale bi léegi kële nga xam ne li mu ñëw bu fekkoonte ne toogoon na këram bañ a dem benn ñaar ñeenti yoon ci bërëb massage yooyu te yow xam yow sëñ bi sañoo romb sax buntu yooyu ba pare yaa ngi koy gestu du ko xool ak keneen ku nekkul sax ku sëñ Tuubaa nekkul maama sax sañu ko moom mu def ko te man dégguma si yéen kenn ku taxaw reconnaître ne Ousmane Sonko ren ko war a woo su ruq ne ko yaa def faute monumentale def leen ko. xam nga Aïssatou man Ousmane Sonko juruma ko jënduma ko du ma sëriñam sama xarit la nag ni ko Macky Sall doona te Macky Sall moo gën a nekk sama xarit ci Ousmane Sonko ndax bu du dara am na loo xamante ni séq naa ko ak moom ci bi muy metti ak bi muy neex ak loo xamante ni am na sama diggante ak papa ak moom ci Macky Sall kon li am mooy man damay def combat principe laay def mooy c'est-à-dire man du ma xeexulu ma Ousmane Sonko li ma doon xeex sax dama xeex pour démocratie li ma si xeex Ousmane est-ce que xamoo ba xam wax naa ko dëgg wala mu ko Ousmane Sonko ñëw na sama kër la ma ko war a wax naa ko la ma ko war digal naa ko mais la ma koy digal du ma taxaw di ko wax si ay presse mais gis nga muy Ousmane Sonko muy Bougane muy ku mëndoo kenn ku nekk da nga ñëw sama même ay kilifa yoo xam ne dañoo bokk si nguur day ñëw sama kër ndax man yàlla moo dogal may nitu nit ñi kenn ku nekk la ma lay wax ak yow bu mu ñëwee sama kër ndax ay xarit dafa am parti politique am xarit gi moo jiitu politique bu jeexee damay continuer nekk ñoom ay xarit am na ay ministre yoo xam ne samay xarit lan day ñëw sama kër may waxtaan ak ñoom ci situation dëkk bi ak loo xam fa lan war a taxawee na ma ko doon def ak président Macky Sall ba may fekk sama bureau papa ak di ñëw hôtel député dama fekk ba léegi nii may wax ak yow ñu ngi waxtaan ci problème mu réew mi malgré rek lu mu ànd ak moom lu mu waxul loo xamante ni gis naa ne jaru yoon ma ne ko li jaru yoon Ousmane Sonko bu ñëwee dinaa ne ko lii ak lii ak lii wax naa ko la ma ko war a wax ba mu ñëwee gis nga affaire bi mu amee avant affaire bi am situation yow Ousmane Sonko avant muy def tournée boo gisee ndox mi muy naan sama maa ko jox pour que ni ko del moytu ndax am na foo xam ne boo fa tollee nga nekk yaakaaru ndaw ñi dafa am lu bari yoo xamante ni bu fa teg sa tànk bañ ko ba nga xamante ni 1 mois dama ne ko ndox mi ngay naan pendant 1 mois man maa la koy jox jële ko Amérique di ko jox kooku kan la pour sàmm ko li nekk sama xarit moo tax Bougane Gueye Dany bu daalee oto mel ne moom kese ñëw sama kër day tëdd sama nekk ñu bokkutoo waxtaan ci loo xamante ni kenn du ko yëg mu gën dem yoonam loolu xarit la léegi nag li nga xamante ni moo si am mooy li ñuy wax ci biirum néeg kenn du ko wax si biti li ñuy wax si biti kenn du ko wax si biirum néeg dafa am loo xamante ni il faut que ñu xam ko te man ko ràññee mooy mbirum politique man bi may dugg si politique dama fekk samay waajur nekkoon ci def ko ba defin bu rafet
man tamit ma ñëw fekk si loolu di ko continuer ndax Assemblée nationale sama doxalin ak sama doxalin ci réew mi bu ko askan wi ñaawlu woon kon dinaa seetaat beneen doxalin mais ñëpp rafetlu nañ sama doxalin loolu moo tax loolu moo tax ga man li nga xamante ni moom laa war a wax ak Ousmane Sonko wax naa ko waaye nag nit koo xamante ni yow juróo ko jëndoo ko dóob sëriñam du yaa koy digal la mu war def lu mu ko def mais loolu nangu naa ko voilà mais xam nga man lan moom xaw a choqué tuuti ci affaire bi mooy yéen ni ngeen demee surtout yow kilifa diina man la yow sëñ Touba de sa maam ñu gis la nga jël nga nekk soldat wu Ousmane Sonko ci lii yëfu mërs dégg nga tuuma gu rëy gi ak tilim gu mu tilim ñaaw gu mu ñaaw nga ñëw nekk soldat Ousmane Sonko nekk ne Aïssa du ma soldat Ousmane Sonko ba pare ñëw di songu ñëw jël défendre ko benn kii boo xam ne songu xale ba pare xale bële xale bu jigéen bi présomption d'innocence sax li ngeen accordeel Ousmane Sonko accordeel leen ko xale bi yéen ñëpp ngeen ñëw songandoo ko ba pare ma gis ne yéen opposition bi yëpp da ngeen ñëw nekk bouclier Ousmane Sonko te ci loo xam ne nangu leen reconnaître ne li ngeen droit bi kii Ousmane Sonko am moom la Adji Sarr am mooy la présomption de xam nga ko ci olof présomption d'innocence. man du ma soldaatu kenn ku du soldat Sëñ Tuuba dama la wax maa ngi la nit ku nekk ku mën di doon Ousmane Sonko dafa ñëw si man seet si ma wax ma situation bi muy dund wax ma li nga xam mooy problème bi waaw xam nga nekkul foon au commencement maa ngi dama voyagé woon ci soxla askan wi maa ngi Istanbul Dubaï ak Milan pour doon seet Sénégalais ndax boo toogee benn jaw bi il faut que nga xam confinement bi am ci àll bi il faut que nga dem seet leen la nga am ko néew ci sa wërsëg nga jàppale leen ko man loolu laa doon doxale bi ma ñibbisee yaakaar naa ne aéroport ci guddi gi laa gisante ak Ousmane Sonko mu leeral ma ndax man bala ma dugg ci combat damay xam lu mu doon xam nga ba fekkonte ni tey jii yëpp xam nañ ni loi bi ñun ñoo ko wote en tant que man vice président commission de loi bu Assemblée nationale loi bii ngay wax ni c'est une marche ñun ñoo wote woon mais dañoo waxoon viol crime la xam nga tey ba fekkonte ni baatu viol génnu si menace de mort génnu si te tey ñu bëgg ko see maanaam tey jii ñu bëgg ko see génne bu fekkoon dañoo waxoon rek ni Adji Sarr taxaw ni Ousmane Sonko ànd na ak man mais ma kenn du ma si dégg mais gis nga baatu viol bi mooy baat bi nga xamante ni moo gën a garaaw te gën a ñaaw te ñun bu nee ba nga xam moom ndeyu mbili gi ñëw nañ loolu amut Adji Sarr bu ma seet si woon ni ma lii moo am ni ma Ousmane Sonko seet see wala mu seet si ko député yi mais Adji Sarr amul sax parce que Adji Sarr amul occasion sax bañu leen ko sax opportunité non xam nga ba mu génnee yéen da ngeen xam mais foofu si baatu viol bi xam nga li ma lay xaal mooy non xam nga ñun ba tey dañu war a comprendre gis nga ñun du fi nekk pour ñëpp mais nekk na pour Adji Sarr yéen da ngeen ñëw bu fekkente ne nekkuñu pour moom xëy na peut-être moom moo génn boppam mais may leen ko chance ci ñun xam nga li tax déglu leen ko sax mooy ñun tey jii boo gisee commission ad hoc bi Ousmane Sonko ni d'accord aussi reconnaître ko mooy boo jëlee commission ad hoc article 52 bi daf lay wax ne commission bu nekk ñi nga xam ñoom la concerné tey ñu tuumaa leen war na leen mën a déglu ndax yooyu bi nga koy wax ci yeneen commission enquête parlementaire ak yeneen commission yi ñun foofu lañ sukkandiku mais léegi moom fekkoon ne Adji Sarr ba fekk commission bi tey woo na Adji Sarr déglu ko ñun ñu bokk mais commission pourquoi mu yoo Adji Sarr amul droit woo Adji Sarr mais si parce que yéen commission bi ngeen quand tribunal non duñ tribunal pourquoi ngeen war a woo est-ce que kon nguur gi tribunal ndax moom te pourtant commission yi am na si commission enquête parlementaire daf lay wax ni la même duñu tribunal mais bu ñu tuumaalee kii da ngay woo kii nga déglu ko woo kee nga déglu ko nga bool yooyu yëpp tënk ko si rapport jébbal ko président Assemblée nationale mu yóbbu ko si yoon commission yi loolu la ñuy jariñ bu fekkoonte ni tey kooku ngay wax noonu aji ñëw na si ñun indi ñu ay firnde te la muy wax nekk dëgg mais su boobaa ñu daan am taxawaay boo xamante ni bu ñu taxawee fii daan taxawee mais nag kii bu fekkente ni ñëw na taxaw wax ak ñun te lam ñu wax maam ñu gëm ko te mu nekk suñu collègue député lu ñu mën lu dul combattre ndax xamoon na ni bu ñu ko faagagalee moo des si adversaire politique bu ñu war a faagagal ndax comme defoon nañ ko si Khalifa Sall def ko si Karim Wade man ma déggoon ñi ñu ngi koy wàcc ci Ousmane Sonko man dégg naa ko ndax man wax nan ma ni ma dañuy tëj Ousmane Sonko avant 2024 tëj wal fajiri tëj seen TV xam nga man yooyu yëpp dégg naa ko bi ma ko déggee man woo naa ko téléphone mu ñëw sama kër ma ne ko waaw ma ne ko yow ñi ngi say tànk dañ lay tëj avant 2024 mais lu ma la si wax xanaa ko ëllëg man lu xew palais France man lu xew palais France waaw ci naka mais na fa est-ce que amu fa junniy photo foofu noonu lu fa xew dana fanaan si man mais honorable li nga wax garaaw lu ñu réunion palais
dinaa ko yëg bala maa wala bala maa tëdd Macky Sall fii mu toog lu fa xew dinaa ko yëg. yow mii man mii. mais xanaa yow foofu da nga fa am sa ay espion sa ay. non du espion sax xëy na RG nga fa am da nga am sa ay RG boobu. xëy na ay junne la ñoo may nettali. la fa xam nga yëg ko dinaa wax lu garaaw loo xamante ni nga bëgg nga bàyyi ko xel. waaw. 2 mois avant affaire bi am. Macky Sall ba ma xoon ba muy daanu maa ko yëkkati mu jóg taxaw. nga ne ma Macky Sall ba ma xoon nañu. ba muy daanu man maa ko yëkkati mu jóg taxaw. 2 mois avant lii. avant lii da am ci naka ci gént. ci gént waaw. mbooloo mi demoon nañ pale ba pare bu doon Sëñ Muntaxa mbooloo mi àgg pale. nga ni ah on a wax rëy na de. maa lay wax lii tey Macky Sall 2 mois avant événement bi. waaw gént nga ko gént naa mbooloo mi dem pale ba ma ko ba muy daanu maa ko yëkkati ni ko kilifa du daanu ànd ak moom dem. loolu li nga wax avant mbooloo mi am. bi li amee ba ma ko nettalee kilifa mu ne mooy sowe bi ko sëñ bi sowe. ndax ba doontoon sëñ bi diggante le 3 le 4 ba le 5 avant le 8 Macky Sall def déclaration gars yi dana fi jóge si nguur gi. mais soo li nga wax nii nekkul bëri nañu ko gëm moo taxoon gars yi tam taw danañ foog na Macky day daan. non gars yi moom du nit dara duñ dara laa la wax. mooy gaawoo mi entourage ñi ànd ak moom ministre yi yenn DC yi duñ dara laa la wax. ndax ñoom ay workat la ndax ñoom ñëpp am na ñoo xam ne desaat ñoom tàmbaloon nañ collaborer ak ñun. pardon nga ni. am na si ñoo xam ne tàmbaloon nañ collaborer ak ñun. ay ministre Macky Sall ay DG ak DC yenn yi waaw. commencé di collaborer ak yéen opposition ak ñun opposition yi waaw. ci affaire Sonko waaw pour ne la waaj defoon ne waaj day daanu ñu si bare bari tamit dawoon nañ dem. dawoon nañu waaw génn kon man mënu ma concevoir Macky Sall am na ñu ko bëgg Macky Sall daal xam nga moo ko bëgg. jabaram doomam ak sëñ Mountakha mi nga xam moo ko sauvé. Macky Sall ñi ko kese bëgg jabaram doomam ak sëñ Mountakha bi ko sauvé waaw. li nga wax na xaw naa ko gëm. mooy li am. xam naa gëm li nga wax léegi mais honorable kon Macky Sall lan moo ko sauvé nii ci lii. gis nga li ko sauvé nii bokk na si la ma la waxoon gént googu noonu te sëñ Mountakha ñoo jëmmal ko mooy wax sëñ Mountakha bi mu ne nen dakkal jàmm laa bëgg ci réew mi. loolu moo tax population bi arrière. gis nga maanaam la 5 suur bi ma génnee ni sëriñ bi nee na bu kenn manifesté xam nga jàppoon na def manifestation. waaw ma génn def déclaration ni sëriñ bi nee na bu kenn dem ci manifestation yi. sëriñ bi daal di yónnee ñu annulé manifestation sauf si la Macky Sall tàmbale sauvé. mais kon loolu bu amul woon Macky Sall day daanu. Macky Sall waaw day daanu. te li nga wax nii Macky Sall xam na ko. xam na ko wax naa ko ko. wax nga ko après après événement bi waxante na man ak moom. après mais c'est que moom sëñ bi nag man sa émission yi dafa xaw a nga ne après événement bi yaa Macky Sall waxante ngeen. wax na waaw. léegi loo ko waxee ba nga gis. dama ko conseillé rek. ne ko nag maam lii da lay wan ne la maam ñi nga àndal bëgguñu la tey bu méttee ñoom dañ lay daw. ñi nga àndal bëgguñu la bu méttee dañ lay daw. léegi mun la lan li am solo mooy il faut que nga xool situation dëkk bi ak noo ko mën a càmbare ba nga xamante ni boo fi jógee da nga fi jóge si way wu rafet. te sëriñ bi nee na ma mercredi bi ma recevoir li mu bëgg ci réew mi mooy jàmm laa bëgg ak dal. fayonte bëgg naa mu jeex fi loolu moo tax bi ma ñëwee ma lancé woon pétition yi ne bëgg nan Macky Sall bu fi jógee kenn du ko topp ak jabaram ak ay doomam. mais pétition boobu honorable pétition boobu nga lancé parce que ban temps yi dama lay gis nga jël ay position yoo xam ne dafa mel ne man xaw ma daal comprendre ma daal parce que xam nga nag man yow sama xarit nga te man boo nekkee sama xarit damay xaw a faraale tuuti. du ma la bëgg a wax loolu naqari. waxal loo wax rek waaw mais sama xarit nga te man damay assumer yow man sama xarit moom dama leen di damay taxaw ci man du ma la bëgg a wax yu metti quoi mais avant pétition bi temps yëpp la ko jiitu ràgg nga fi ak sa frère yéen ñaa ko mag sax. moom mag ma sëñ moom la waaw sama xarit bi. waaw sa xarit bi ràgg ngeen yéen ñaar. dégg nga ba nga matt waa PDS ne waa PDS ñoo saboté ci affaire kii loi du kii bi. loi 109 waaw loi 109 après ñu pare si boobu ci bii nag moom bii nag moom defe naa peut-être seen xat day kaa bëgg mooy bi ngay wax nii nga ni benn pacte. waaw. ci nga nekk di liggéey nii. pour que président Macky Sall bu forcé wul 3e mandat. waaw. buy dem. ñu bañ ko topp dara moom ak ay njabootam. da nga ci boole waale moo jabaram ak ay doomam laa wax. moo jabaram ak ay doomam. loolu tamit maa ngi ko jëlee ci kaddu Serigne Mountakha mi nga xam ne waaw loolu sama laa bëgg kilifa expliquer ma loolu. damaa seet Serigne Mountakha bisu mercredi. waaw après événement bi. waaw ànd ak sama waajur sëñ Baara. bi ma demee mu ne ma Cheikh Abdou ñi ngi naw sa Pastef fa nga nekk mën nga fa nekkal. li ma bëgg ci réew mi nag mooy jàmm ak dal fayantoo jeex fi. sëñ Mountakha wax loolu. waaw. du ma nekk sët sëñ Tuubaa nag sëñ Mountakha di sama waajur jàngal ma yar ma. li sëñ Mountakha bëgg ci réew mi loolu laay doxal. moo tax bi ma ñëwee ma waxtaane yenn kilifa yu mag yi nekk ci opposition comme ñan xam nga tamit surtout am na yoo xam ne duñ toog di mais sëñ bi comme yow nit ñi dañ lay wedd sëñ bi yow nit ñi dañ lay dingat waaw dañ lay dingat Sénégal lay déglu mais il faut nga joxal ñaar non déglu ma rek déedéet maanaam nit ñi nga xamante ay kilifa lan bokk ci parti yi
kenn ku nekk woo naa la téléphone ña ma si war a woo. opposition bi opposition bi. waaw ni leen lii sëriñ bi wax na ma ko bëgg naa ñu jox ko. am na ñu ni ma nañu ko jox ci suuf ma ne leen lu baax kenn du ko jox ci suuf. nañu ko wax ci kaw ba nga xam ni kii di président Macky Sall bu fekkente ni forcé wul 3e mandat. bu jógee ci réew mi moom mi nga xam mooy njiitu réew mi kenn du ko topp kenn du topp jabaram kenn topp ay doomam. ndax li tax ma wax la ko mooy constitution bi si moom boo ko jëlee Macky Sall kenn amul sañ-sañu topp ko lu dul haute trahison. constitution bi aar na ko. te benn chef d'état boo xam ne Afrique la mosuñu laa topp. ñaareel bi mooy jabaram yorul xaalisu réew mi. doomam liggéeyul ci nguur gi. kon kenn wóor leen mën a topp ci dara. loolu moo waral bi ma ko waxtaanee kilifa yu bari rafetlu ko ba ci Ousmane Sonko moom sax rafetlu na ko. mais Ousmane Sonko daf ko weddi après. déedéet c'est faux Ousmane Sonko weddi wu ko. Ousmane Sonko dama dégg ñu Ousmane Sonko dafa la woo. Ousmane Sonko daf ma woo téléphone. ni ma maa ngi ñëw sa kër ndax maa ngi nii génn samay avocat. maa ngi ñëw sa kër ma ne ko non damay dem réunion ndax Serigne Mountakha dafa yónni Serigne Bass Porokhane fa laa jëm après ko ñu daje foofu noonu. mais li mu ma wax man. lu mu la wax ak li nga xamante ni moom lan wax. loolu du dëgg. lu mu la wax Ousmane dañ ne ma saw xalaat kenn ku nekk am nga sañ-sañu xalaat ko mais man bu ma sañoon ñu doxee ko neneen wala ñu waxee ko neneen ndax ñun moomuñu loi bi ma ne ko nag Macky Sall sama loi bi moo ko njëkk a aar avant te Abdoulaye Wade moo ma doon wax ni nit koo xam dafa jiite ak nguur yor ko nga ne ko boo fa jógee dinaa la tëj ci kaso bi dinaa jàpp sa njaboot tëj ko ci kaso bi day tax mu toog ci nguur ga ma ne ko il faut que discours yooyu noonu nga bàyyi ko man du ma ànd ak koo xam da ngay tenir ay discours yoo xamante ni dafay nekk discours yoo xam dafay du méngoo ak discours yi Serigne Mountakha bëgg mu ne ma loolu moom parfaitement d'accord te am nga si sañ-sañ loolu moo war a est-ce que boobu ba léegi gis nga Ousmane Sonko wax ne dañuy topp Macky Sall bu fi jógee loolu mu noppi ci non du ko waxati waaw mais yeneen leader opposition ay Khalifa Sall ak non dama ni moom lu jëm Decroix dama ni ñoom moom Decroix sëñ Mountakha moo ko yebal te li sëñ Mountakha bëgg la ñuy def mais ñun ay taalibe lañ de mais Khalifa Sall lan la wax dama ni dama lay xamal daal ñun ay taalibe la Khalifa Sall lan la wax waaw en tout cas ay taalibe lañ honorable Khalifa Sall wax ay taalibe lañ daal ñun daal réew mii Pape Diop bi nga nekkal lu mu wax dama ni Pape Diop lu mu wax rafetlu na ko aussi léegi Macky Sall lu mu wax Macky Sall rafetlu na ko ndax loolu xalaat bu baax la kon Macky Sall wax nga ko moom ci lii ci affaire pacte bi nga wax ne non xam nga pacte waruma si Macky Sall daanaka mais man xam naa yëg na ko rek te man lu baax laa si man dama seen ndigal xam nga loo am ndigal bukkul ak loo xamante ne da nga siy xaar keneen mais yow ndigal ma sëñ Mountakha moo la wax carrément dane ma jàmm laa bëgg ci réew mi bëggatuma fayantoo mais loolu la wax mais loolu la ma wax mais neewu la demal nga proposé dama ni xam nga waxuma ni ma demal nga proposé dane ma jàmm laa bëgg ci réew mi après yow yaa def sa création jàmm laa bëgg ci réew mi bëggumay réew mi ñu fiy toppoon di fayantoo ndax lu tàdd si réew mi loolu moo ko tàddal d'accord mais loolu nag bu ma ko waxee am naa sañ-sañu xalaat ni lii nga xamante ni moom la Serigne Mountakha wax lii ak lii bokk na si mais xam nga sëñ bi loolu tamit li nga wax ne man xam naa ni yow da nga si jublu defaral ak seral ak yooyu mais quand même xel moo mënul nangu dafa xëy na moo tax ñooñu naa la nga def ko ci suuf ak yu mel parce que dafa xaw a diis quand même fi Sénégal toll Ablaye Wade ba mu wàccee topp nañu doomam mais doom dafa yor mais doom lu nga ko toppee parce que doomam dafa nekkoon ministre loolu nga non mais xam nga c'est-à-dire kër yi moo topp doomam waaw léegi mais na nga bëgg mu yore woon ay ndomba tànk te doomam li mu yoroon kenn tuumalu ko si waaw mais politique taxaw xam nga c'est-à-dire boo gisee sëriñ bi gis ni bëggatuma fayantoo sëriñ bi li muy gis ni nu ngi ko gis d'accord naa léegi mais xam nga dama bëgg wax ne dafa am ay kàddu yoo xam dafa xaw a diis xam nga boo taxawee jàkkaarloog Sénégalais fu réew mu toll nga taxaw nga ni waaw léegi nañ signé benn pacte boo xam ne Macky Sall bu forcé wul 3e mandat mais Aïssata fan la réew mi toll laaj naa la ko yow laa ko laaj mi ko wax nee ma fii la réew mi toll affaire mu toll nga honorable waaw yow kay si yow laa xaar nga ne ma réew mi fii la toll bu neexee nga ne ma réew mi neex na bu neexul nga ne ma réew mi neexul waaye fu réew mi toll non xam nga réew mi neex na si yow ak man waaye neexul Sénégalais yenn yi loolu nga neex na si man ak yow si yow moom neex na xam nga yow yi neex na si yow ndax fi na dèjà yow yaa ngi sa jàmm maa ngi sama jàmm mais imagine ay surtout ñun jàmm est-ce que am na prix déedéet mun ñu ko jënd mais réew mi bu ñu continué woon diggante 2021 2022 2023 2024 ci ay coow ak xuloo kan mooy defar réew mi waaw mais d'accord dama lay leeral tuuti gis nga ñun man du ma wax lu Sénégal yi àndut lu sëriñ si àndut dama lay xamal loo xamante ni dama la bëgg mu leer gis nga dama ne situation dëkk bi dama ni loolu boo ko waxee constitution bi si boppam maanaam moo jox Macky Sall mais loolu est-ce que Macky Sall dina ko dama ni constitution moo jox Macky Sall ab sañ-sañ ak ay droit en tant que chef de l'État chef suprême des armées kenn du la topp lu du trahison te ñun ñi nga xam bokk na si opposition bi bu fekkee ne am na lu ñu xool dama ni trahison kese la mën a topp mun na topp si leneen loo mën di def lu du trahison mënul see topp kooku conseil moo ko def léegi bu fekkente ni loolu am na kii lii moo ko tënk ba nga xamante ni lii lañ dong lañ ko mën a toppee mais jabaram booy dem di ko topp foo koy toppee dafa yor àllu réew mi dafa mas a liggéey réew mi
doom yi nga xamante ni maanaam amagul sax as boo xamante ñoo mën a liggéey pour askan pour nekk si nguur gi est-ce que liggéey yor na àllu réew mi booy dem da ngay fekk benn doom ba taxaw nga ne ko yow kaay ma topp la ndax sa baay moo defal nangam gis nga il faut que ñu arrêté affaire yooyu noonu gis nga bu ñu foyee aussi xelu sénégalais yi muy yow muy ku mën doon gis nga sénégalais yi li ñu tal mooy suñu jàmm ak suñu wér-gu-yaram mooy Macky Sall nag dafa jógee 2024 ñu organiser élection yi mu dem si yoonam ànd ak jabaram ak i doomam Sénégal ñu mën koo yor continuer ko mais nag bul taxaw ni sénégalais yi lii wala lee sénégalais yi wax loowuñu la dara sénégal li ma wax loo man mi nga xamantaan yóbbu ma assemblée nationale kilifa diine wax ma loolu mooy réew mi daal bëggatuñ fayoo bëggatuñ fi naan lu dul jàmm loolu mooy li nga xam ne moom laa wax te loolu moom danañ ko assumer inshallah waaw léegi honorable tax xam nga temps baa ngi dem mais dama bëgg wax ne au lieu kon ngay proposer pacte président Macky Sall da ko dëgg-dëgg président boo demee li nga topp ci dara ak sa jabar ak say doom mais li gënoon a simple pour man gënoon a ennu maanaa mooy ñu nga ne ko président Macky Sall constitution réew mi dane yow mandat bi mooy sa last cour yàgg naa ko wax man maa wala mais consomme ñun ñoo ko 2016 mais léegi bu for xam nga consomme xam na li xam nga sax de gis nga constitution bi ñun xam na li ni si biir constitution bi dañuy wax nii rek mais xam na ni Macky Sall def 3e mandat ndax li tax que maanaam ñuy xalaat na dana ko defar mooy nit ñi nga xamante ni xam na ni ñoom ñoo wër Macky Sall yor àllu réew mi di ko pasaree ak di caaxaan ñoom ñoo ragal ni bu fi Macky Sall jógee ñu topp leen ci yoon ñoom ñoo tax ñu bëgg a pousser Macky Sall mais Macky xam nañ du def 3e mandat mais am na ñu ne si ginnaaw Macky Sall ñoo xamante ni tey jii mooy yi may wax ay yenn fagon yi nga xam ne amul lu njariñ askan lu dul nekk di def yoo xam ne kenn xamul nu mu toll loolu moo waral situation benn bi ma lay wax fii tey lu garaaw loo xam ne bëgg naa nga xam gis nga affaire Ousmane Sonko bi am na si benn kilifa bu ma woo mu ni ma bàyyil Ousmane Sonko ñu delloo la si terrain yi nangoon si yow ku la wax loolu benn kilifa si ñoom benn ministre de la République ministre Macky Sall waaw sëñ Abdou gis na ni daal vraiment yaa ngi jàpp Ousmane te xam naa boo jàppatoon mën nañ koo kii waaye bàyyil Ousmane Sonko mi ngay jàppale te delloo la si terrain yi ni nga mën na ko yow da nga maa yëpp waaw ko def la ma ne ko yow da nga ma yeb ma ne ko man sama terrain ma liggéey ko muy sama alal ma jënd ko moom ko may combattre li ci principe ngeen naan ma bàyyi lii day defe nee naa nga na man mënu leen ma jënd te aussi bul ma ko waxati directement loolu laa waaj. ministre ba kañ la. loolu mais honorable yoolee ko fii. non du ma ko yoole mais dama wax naa ko te ëllëg xam naa du ma woo di ma wax loolu. mais ministre ba xanaa kon dafa xaw a jege terrain affaire fu ay. xam naa daal xaw ma mais daal en tout cas xam naa daal wax na ma loolu mais daal li ma si am mooy moo lay wan ne ñoom duñu nit gis nga situation Macky Sall bii nii bu ñu fekkoonte ni ñoom dañuy comprendre dana doxal ne lu ñuy doxale nii déjà bi affaire bi amee kenn gisu leen waaw dëgg le la 3 la woon bala 5 Macky Sall génn le 8 ñoom ñëpp làqatu daw ba Macky Sall gis nga fi ndoo situation bi pampa 1 mois nga gis ñu tàmm la génn di def ay meeting ngir lan affaire yabaate yi xamante yoo xamante ne di tasaare feebar bi dëgg la mais loolu Macky Sall laa condamné ndax loolu wuru ko seetaan ndax yow bu fekkente ni yow da nga wax ne loo xamante ni ñëpp maanaam xam ne te moom Macky Sall mu xam ne ñii bëgguñu waaw nga xam yow ñii bëgguñu la dañuy pour ngir lan pour wax askan ñu ànd nañoo yow dem defe ko ay poto Matam ay Podor ay dëkk yooyu nga xamante ni sax day mel que ni ñoom sa saar kenn xamul lu ñu doon Farba Ngom est-ce que dina ñëw assemblée nationale mais dana ñëw léeg-léeg mais bariwul de Farba daal bu Moustapha Cissé Lo nekkee daana ñëw léeg-léeg ngir que bu Moustapha Cissé Lo waxee lu wóotu wax moom mu tontu ko comme Cissé Lo moo ko fa doon indi man daal en tout cas léeg-léeg mu ñëw fa mais xam naa daal gis naa ni comme bii nii bu fi ñëwee ñaar yoon la fa ñëw muy bi ñuy ubbi ak beneen mais xam naa ni session bi yëpp benn gisuma ko fa quoi mais honorable beneen laaj bi tamit mooy affaire Sonko bi ba tey xam nga loolu ku ne jàpp xam na tamit ne lu rëy la ci Sénégal en tout cas loo xam ne nii bu ne mën sa fi am tamit bëriwul noonu laa mën a wax ndax bëgguma wax lu ma wóorul ñu bëri jàpp ne procès rek moo mën a leeral yëf yi mais bëri na ñu jàpp ne Ousmane Sonko dafa ragal procès bi bëggul jàkkaarloo xale bu jigéen bi ci tribunal procès moom man mi di wax yow bëgg naa mu am ndax procès moom la ñuy xaar ndax am na yoo xamante ni aussi duñu ko bàyyi ndax gis nga waxuma la à dehors des bakkan yi fi faatu mais li ñu yàq si àllu réew mi dafa bari ba ci seen télé bi nii mais loolu benn doomu aadama waru ko jar il faut que ñu leeral yëf yi situation bi képp koo xamante ni tey tax nga si te yoon war a dal sa kaw dal sa kaw ndax tamit malgré que comme yoon moom la moo war a àtte mi ngi si dossier mi ngi si loxol yoon nañu bàyyi yoon
atte te gaaw aussi. waaw mu gaaw mu gaaw ndax am na yoo xamante ni. kenn du ko bàyyi muy bay mu jël temps di mu jël benn temps bi. ndax bu dee affaire Khalifa Sall pat def nañ ko mu jeex. bu dee affaire Karim Wade aussi noonu. kon il faut que ñu bàyyi yoon def liggéeyam te bañ am benn par loo am si. xam ni képp koo xamante ne ëllëg yoon nee na yow yaa def lii. tam am ay profilaire ñu génne ko wan ko Sénégalais aussi. waaw ba mu leer ndax Sénégalais yi du ñu ay dof. loo leen wane loo xamante ni xam nañ li sama classe gi duñ dugg si loo xamante ni leerul. mais ba ci des mooy damay gaaw na temps bi il me reste mooy de 5 minutes te dama am benn surprise boo xam ne yow laa ko jagleel te bëgg naa mu surprise ba am temps doxal moom itam mooy Ousmane Sonko fi mu ne yéen opposition bi Ousmane Sonko mooy seen patron. non du son patron. ah Samé Ousmane Sonko du patron chef la xam patron partem la doon. mais Ousmane Sonko mooy chef de l'opposition. déedéet du chef de l'opposition. mais du yéen moo tax yéen ñëpp ngeen daw dem la ku mu seet non non Ousmane Sonko dañ ko doon jàppale ci politique ci lu ñu ko war a faagaagal jawru si yoon. ni ñu defoon Karim Wade ñu bàyyi ko mu jàll ñu def ko Khalifa Sall ñu bàyyi ko mu jàll ñu bëgg ko def Ousmane Sonko ñu jàppale ko bi mu jeexee kenn ku ne yaa ngi sa parti man Ousmane Sonko du sama chef. sama xarit la. ah mais man chef si parti benn laa sama président Pape Diop. mais bu passé loolu amatuma chef. mais quand même. ku ma woo nag ci xeexu démocratie dinaa la fi fekk si ndax Macky Sall mii di wax ak yow. bi ko Abdoulaye Wade bëggee faagaagal. te àndum woon ak Macky Sall. teew dama ko jàppale si kanam Alaaji Baara. Macky Sall bi mu ñëw si kanam Alaaji Baara di sàkku ndimbal fa la ma fekk. man sama xeex. mais Ousmane Sonko fi mu ne nii. xeexuma pour di wala damay xeex ci loo xam dëgg lay doon. mais yow sa bopp ne Ousmane Sonko actuellement moo jàkkaarloog président Macky Sall. non waxuma la loolu di xajamal jamais de la vie. man li ma man Ousmane Sonko mënu ko. muy lan. man fi mu toll nii maanaam fa ma dëkk maa ko gagné muy Touba te Ousmane Sonko gagné wul Ziguinchor élection député yi. est-ce que yow am la xarit wóor na. ma am na kay. parce que yow li Ousmane Sonko sa xarit la. waaw nga pesaaloo ko nii. non de question parce que dëgg rek man xam nga moo tax ma dëgg laa xam nga Macky Sall moo gën a nekk sama xarit ci Ousmane Sonko. xam nga loolu fi dool nii Macky Sall moo gën a nekk sama xarit ci Ousmane Sonko. ñi ngi koy waxal yëpp. waaw mais dëgg la temps yi passé dégg naa la fi ngeen Macky Sall am naa fa ma xew ci affaire Sonko yi nga ne am naa fa ma mës naa ko romb fenn. non fii laa dañoo almadi fii nii si wetu buntu bii mu yor bi am bu ndaw bi loolu kay am na. yow man ak moom waaw. yow Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. waaw. almadi bi si wetu buntu bii. buntu hôtel bii. buntu hôtel ban. waaw foofu laa taxaw bu njëkk bi. King Fahd Place. waaw maa ngi taxaw si buntu bi foofu laa daje ak moom. mu yor BM bu ndaw bi. moom Macky Sall moo dawal. déedéet am na keneen ko doon dawal mais mi ngi si BM bi. moom Macky Sall mi ngi si BM yow gis nga ko mu gis la. waaw. léegi yow loo doon def foofu yow tamit. ah laa fa doon wut rek est-ce que loolu mën nañu ko wax. xam nga man dama dem si caaxaan. man qu'est-ce qu'il a yéen ñaa yéen a bokk li nga doon foofu. yéen waaw xam na bërëb boobu waaw. ndax man bi ma demee bay gaare maa ngi ànd sama benn xarit benn politicien bu dëkk Thiès. waaw bi ma ñëwee di gaare la ni ma xaaral président génn ma ne ko non bàyyi ma dugg si bi man dem sama yoon boobu ñëw ba dem xaar ko si buntu bi ba mu génn ma ñëw dugg. mais ngeen xoolante yi ñaar. waaye loolu daal moom ay sotu. mais yow foofu loo fa doon def yow. ah mais defuma foofu lu naqar yàlla de. waaw en tout cas dem naa fa rek kenn ku nekk nag li ngay def di moom. léegi moom président ni nga gisee noonu parce que pourquoi yow tudd ko noonu. xam nga il faut que askan wi mën a xam. gis nga président de la république doomu aadama la comme ñëpp. waaw nit la. dañ ko fal man mii di wax yow doomu aadama laa xam nga lu ñu mën a séparer mooy jikko yi ak peut-être yenn kii yi. néew ma Macky Sall lii la fa doon wut néew ma lii laa fa doon wut. mais ni nga ko junjee mais li am solo daal mooy ñun ñaar ñëpp kenn wut fu woon loo xam ne lu naqar yàlla. mais yow ni nga ko junjee dafa xaw a ñagas. xanaa si kaw maanaam nit koo xamante ni ba nga xam lu ñagas wala nga gis ko. mais ci wala nga contexte dégg ba ko sax yow loolu da nga ne pat noppi ba affaire Adji Sarr ak Ousmane Sonko. waaw mais xam nga leen lu nekk dafa am temps dafa am temps boo xamante ni dafa am loo xamante kenn leen lu nekk ay sot dafa am loo xam ne kenn ku nekk dafa am temps bu war a waxee xam nga yaa ma jàngal communication yaa ne sama ginnaaw fu noonu nii maanaam yow lu mu wax yaa ne sama ginnaaw mi doon moo tax il faut que ñu xam temps communication ndax da nga naan boo dee waxu jabar sax bu yàggee wax rey la nu nga ko waxal ci français trop de communication voilà tuuti la communication léegi nag loolu moo waral dafa am loo xam ne bu ma ko amee dama koy téye ba wax jot ma wax ko léegi loolu moo waral situation boobu noonu en tout cas vraiment maa ngi koy nuyu moom sama xarit la te di ko gën a xamal daal situation bi nekk man li ma ci gën a jaaxal tuuti rek mooy li mu digge woon le 8 mars ak li mu digge le 3 avril am na différence ndax waxoon nañ dana génn 150 milliards francs CFA pour
jox ko xale yi ci 2021. loi de finances rectificative yi ñëwagul ensemble dana ñëw mois de mai jëm juin ndax le 30 juin la ñuy tëj ensemble. léegi bu ñëwee dañuy xool maanaam fan la ñuy génne xaalis boobu noonu. ci ay projets yoo xam ne waroon ñu def ay tëli tey waroon def fi ndox wala ñu def fee courant jël xaalis boobu jox ko xale yi te man jàpp naa ni li gënoon a am solo mooy 2012 ba 2021 Macky Sall presque def na 1000 milliards ci xale yi. mais feeñu ci xale yi c'est dommage. loolu na dañ ko war a wax. aussi ñaareel bi mooy bu fekkente ni nee na maanaam 350 milliards lay gën 300 ñëw li nga xamante ni mooy le 3 avril mu wax ni 450 milliards. yaakaar naa il y a un problème aussi. ndax ñaari wax yooyu noonu. méngoowuñ beneen bu fekkente ni nee na dana jël maanaam lu toll ci 65000 emplois 5000 bi dana ko jox ñi nga xam mooy enseignants yi kooku dañ koy rafetlu. mais nag ñu bañ koo joxe ni ñu ko doon joxe. xam nga dañu ñëw assemblée nationale moom li may waral di wax ni la Macky Sall ministère yi ay cuune lan man dama leen jox ay xalaat. may leen il faut ñu def ay pôle agricole. département bu nekk ñu dugal fa maanaam 10 milliards. 45 département muy 450 milliards yi Macky Sall la wax xam nga Macky Sall li mu wax nii ci man la ko sàcc. ñaareel bi. ma ne yow ministre de la femme maa ngi lay wax ni la muudu dafa doon jooy yaayam. di gisul yaayam. c'est dommage xam nga lan la may tontu. maanaam dafa wax a wax ba nga xamante ni xamul sax fu muy jaar ndax boo ko waxee leen li. moom du am na ma wax ministre de la jeunesse ni ko maanaam nguur ak demba xamul naan ma ñoom amuñu liggéey mu ne ma ñoom nan ma laaj man mi maa yor liggéey bi. ma ne ko man mi xam ne 45 personnes laa doon embauché yéen état bi fexe ba ma dàq sama entreprise yëpp tëj sama entreprise ngir yéen ndax li ma ñàkk ànd ak yéen kon doomu wax loolu mooy moo lay wan ne la ñoom amuñu vision amuñu xam-xam te ñun ñi nga xam ñooy wax ak ñoom dañuy jàpp ni ñoom opposition tax ñuy wax la fekk li ñuy wax ñoom la askan bëgg a dégg moom la Sall bëgg a dégg mais c'est dommage quoi ñoom ñëpp la war dàq indi ñeneen loolu d'accord naa léegi ba maa dugal sama surprise bi 2 secondes rek 2 secondes nga ñëwal ma ci dama déggoon assemblée nationale amoon na benn hausse de 19 milliards pour seen jumtukaay yi ni mel loolu fu waaw xam nga 19 milliards yi dafa am 19 milliards ci biir seen assemblée nationale boo xamante ni dañoo waxoon ni li tax ñu yokk budget bi mooy dañuy fay assistant parlementaire ya fa nekk nga xamante ni dañ leen a woo appel d'offre ñu ñëw pour du conseil député dañ jàppale ñu ne woon dañuy jënd ay carte te fi may wax ak yow loolu dara amago si te fi mu toll nii budget bi demagoon na 4 mois bind naa mag président Moustapha Niasse di ko laaj bu ma tontuwul dinaa wax ak président Macky Sall ndax bu fekkee dañuy créer emploi ñu ngi ko war a njëkk ci assemblée nationale ndax ña fa nekk ba fi may wax ak amul lan lu leen lié loo xamante ni pour war na ne man dañuy liggéey assemblée nationale. mën na alors honorable député Adja Fall laa bëgg mu dugg si nag. Adja Fall soxna Adja Fall Adja Fall soxna Adja Fall nag mooy bi mooy sama dernière émission. ci koor gi ci koor gi ma jox ñëpp ndaje après koor gi mais moo tey nag muy ni sama mag ji. artiste Sénégal yi bari nañu waaye kii laa ci gën a bëgg ndax bu sama xarit la sama mag la Fall la sant ñëwal nii non yàgg naa bégal waaw yàgg ñu bégal moo tax te comme yow sama xarit nga ma bëgg nag ñu tàggatoo Sénégal Adja taggal ma sama sëriñ bi sama xarit bi Cheikh Abdou Bara Dolly Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly bi sëriñ Bambaay maama dëgg la waaw sëriñ Bamba taawam ba soxna Fat Dia fa tabarikàlla mook Cheikh Abdou Dia mook sama maam ñoo bokk benn ndey ñoo bokk jege sama nii nag nga jëlaale nii Cheikh Abdou Dia moom mook soxna Fat Dia taawu sëriñ Bamba ba ñoo bokk benn ndey sëriñ Bara Dolly jur ko waaw xanaa du Bambaay maamam balak maaram ay sak maam Sadio maam Jaara Buso mi ci Poroxaan jërëjëf li nga téye war nga koo mën a téyel mu dëgër sëriñ Bamba ku muy sam maam da ngay am fit nga jàkkaarloog sotu gaynde Fatma bii nga xam ne gaynde la sëñ Cheikh gaynde Fatmaay maamam waaw bismillah Cheikh mag yi daan xariloo benn gaynde Fatmaay maamam yaaba xari maam ñaar matar numbe soxna ñaan njaga mi ci njum ñeent masamba ngadd ndaag ndaag ak mare ma xari pend bu yo loo ndaan sire juróom ñaar Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly Mbacké balay saburi sëriñ Mbacké maaram waaw maam sa wàllo mi ci naawel dama ne li Bamba may sa maam ku mu ko may sa maam nga damoo lii nga donn lii nga xam mbaa xam nga ni ñi nga donn fekkoo leen fii war ngaa mën a nekk assemblée nationale jërëjëf war ngaa mën a nekk lu raw loolu jërëjëf li ñu fi defoon bay waaj a wër yow yaa leen fay xanaa foofu tooj jëlal sa liggéey Adja Fall yaa moom sa xaalis Adja Fall la ñu nga ci jël kaay jël jox ko yaa moom lépp yëpp Fall yaa ko moom yaa moom yëpp Fall jël wallaay fa toj na Aïssatou Diop Fall Youssou Ndour li mu def ci Sénégal xam na ko bu baax xam na ko
jërëjëf alors mbokk yaakaar yi honorable député mais li moom vraiment dafa gën a neex l'émission waaw gis nga dafa gën a il faut que bu ñu waxee ba kii il faut ñu am lu ñu reeloo te vraiment moom daanaan la waaw ñu ngi koy jàppale di ko féliciter aussi si taxawaayam en tout cas merci ci yow mi nga xamante ne tamit lu njiit njaag yaay njaag en tout cas maa ngi wax Youssou ni ko daal jigéen nga boo xam ni bu am solo nga pour réew mi il faut que ñu gën la jàppale di la ñaanal ak ñi nga xam ñoo fi nekk ñëpp ndax jigéen moom fu mu mën di nekk duñ ko war di yokk mais waruñu ko wàññi dëgg la Mbacke aussi borom xam-xam nga te yàgg nga si yëf yi jërëjëf moom bu fekkee ne ñar naa kii rek na ma la dénk ma dolli la waaw borom dolli quoi sa laay ñëw di gërëm ñëpp di sant ñëpp mbokk yi honorable député loon Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly vice président bu commission des lois bu assemblée nationale may gërëm ñëpp di gërëm nag bu baax a baax sama rakk ji Ndeye Madeleine Diaw borom glam saay Baye Mado périg yi ak yeneen la génnee ci koor ge korité bi di gërëm ñëpp di gërëm équipe technique yi yëpp nag Demba Ndaw yëpp ma jël ko nag teg ko ci loxo Ibrahima Cissé ak Apulaay sama doom jooju di ñaanal ñëpp koor ak jàmm ak salaam yàlla ñu si dugg si bismillahi rahmaani rahim génn si alhamdulilahi rabbi alamina ñu gisantewaat incha allah bu neexee sunu borom bi juste après la korité jërëjëf au revoir